salaamaaleykum chers téléspectateurs chers internautes OTV yéen a ngi ci seen télé préférée la chaîne Wakamoise bi nga xam ne nii yéen a ko bëgg safoo ko seen bopp tey nag ñu doxantu woon fii nga xam ne nii mooy kër monsieur le maire monsieur Abdoul Aziz Gueye muy maire Wakam ñu ñëw doxantu seet si ko ci bisu korité bi ñëw baalu seku ax mu lancé waale message baalu waale ax population wakamoise muy ko disponible vraiment xam naa du ñàkk vieux ñu bàyyi téléspectateurs yi ñu découvrir kan mooy monsieur Aziz Gueye ak tey ban message lay jàllale ci bis bu sell bi ginnaaw bi ñu ooree 30 jours muy weeru abstinence di weeru ngëneel vraiment tey monsieur le maire ana tey ban yëg-yëg nga am bi nga demee julli ji pour une première bi nga faloo ba tey. asalaamaaleykum waa Wakam waa OTV téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu ñëpp. di leen bàllu àq di leen bàll àq man tamit di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu di leen sargal ci bés bi di wax waa Wakam yëpp daal vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci soutien yi ñu def yëpp boobu ba léegi et di ñaan yàlla daal vraiment mu ubbil wërsëg Wakam te di ñaan jàmm ci Wakam ak ci Sénégal yëpp te li ñu mbëbët te ñëpp yaakaar ci yàlla def mu sotti am nañ ay projets yu bari yoo xam ne vraiment bëggoon nañ ñaan nañ yàlla vraiment ci koor gi ci weer wi sell wi ñu génn nii yàlla dimbali ñu defal ñu jàmm ci suñ biir def projet yëpp antu ñu ngi leen di sant di gërëm ñi ñu defal confiance yëpp di xam ne léegi Wakam chantier yi ubbi ñu ngi doog a jël pouvoir bi foofu ci maire yi ñu ngi doon saytu affaire yi léegi incha allah léegi ngeen gis projet yëpp commencé démarrer gis ngeen déjà démarrer nañ jumaa ji démarrer nañ aussi assainissement bi. ñu ngi leen di massawu coono parce que saleté beer assainissement bi di ball fu nekk yooyu yëpp ñu ngi koy gis ñu ngi leen ci massawu te di leen ci ballu àq te di xam ne léegi mu jeex incha allah metti na mais ñu ngi def tout pour que fi ak nawet bi incha allah au moins ndox yi di ballax yooyu yëpp jeex parce que dafa amoon ay erreur technique yu amoon yoo xam ne ñu ngi koy corriger. mënuñu àddina sottiwul benn fan il faut que ñu fu ñuy teg suñu tànk rek mu nekk lenn lu óor et bañ nekk di gas-gasaat moo tax ñu bari maan way dañu war defar pavage yi ak yooyu wala marché bi yooyu yëpp dañ koy xoolaat bu baax même marché bi lu mu salte il faut ñu xool bu baax ndax jar na def yenn investissement yi parce que bu ñu demee ba xool ne vraiment dafa am ay liggéey yu mag yu ñu ci war a def mais il faut que ñu jël suñ courage à deux mains defaraat si li ñu si war a def yëpp li may bañ daal mooy di tojaat wala di defar di tojaat loolu mooy problème bi moo tax lu nekk daal il faut que ñu xool ko bu baax balaa ñu koy def donc ñu ngi leen di ñaan tuuti patience rek àddina sottiwul si benn fan équipe yaa ngi constitué wu depuis bi ñu defee élection yi ba léegi équipe yaa ngi commencé déployer wu si yi ñu war a def au niveau des marchés. Au niveau de l'urbanisme yooyu yëpp nit ñaa ngi commencé di liggéey donc boo nekkee ci booy ñu doog a ñëw ci benn place il faut nga toog xool lu xew ba pare balaa ngay jël yenn décisions yi loolu moo ñu daloon rek dañ bëggoon daal lu ñuy def mu nekk lu óor te loo xam ne dafay durable parce que ñun loolu mooy suñu démarche ñu ngi waxtaan ak nit ñi aussi commencé nañ. Gis ngeen keroog dem nañ géej ñu ngi gis yeneen kuréel waa marché yi rencontré nañ leen donc dañ bëgg comme ni ñu waxoon rek une démarche participative et inclusive donc il faut que nit ñi ñu am seen xalaat ba pare et puis ak ñoom ñu def ensemble li ñu war a def donc démarche prudente la mais moo gën a óor pour Wakam lu ñuy def rek Wakam moo tax ñu koy def même bi passé dégg ngeen ñu ne que dama transhumère le maire dafa dugg fex génn fa mais yooyu yëpp du si dara lépp Wakam rek
fi mu nekk nii effectivement dañ dem Benno Bokk Yaakaar pas APR. APR c'est benn parti politique la man ku ma xam ne nekkuma ci parti politique maa ngi sama mouvement Aziz 2022 ñi ma gëm ñun ñoo nekk ensemble mais suñu mouvement Aziz 2022 moo décidé ne day dem jàppale le président Macky Sall parce que Macky Sall le président dafa décidé aussi jàppale Wakam donc li ñu du ñu jàppale nag gën ñu gore donc si suñu projet yi ñun Wakam lañ jiital bu ñu gisee ku ñu si jàppale mais pourquoi duñ ko jàppale loolu moo tax ñu ne dañuy jàppale le président si ay projet am te projet bi gën a imminent nii mooy les législatives mooy foofu lañ ko mën jàppale législatives yi suñu mouvement dafa dem jàppale Benno Bokk Yaakaar donc loolu la ñu wax mais pas que dama transhumé nekku moon benn parti bay transhumé donc dañ ñëw pour jàpp si liggéey bi jàpp si jàppale Benno Bokk Yaakaar pour gagner les législatives loolu daal mooy message bi ma doon lancé te ku ñu si mën jàppale aussi incha allah dinañu jàppale parce que ñun Wakam rek moo ñu ñor Wakam moo tax ñu liggéey projet yi ñu am mën ñu ko def sans l'appui de l'État donc bu ñu état tàllalee loxo nag pour ñu nekk partenaire mais dañ koy tàllal loxo te à 100% donc loolu moo tax ñu décidé ne dañuy ànd ak président de la République ànd ak moom si liggéey Sénégal donc liggéey d'abord Wakam te moom loolu rek la bëgg donc ñun ñaar ñëpp si li ñu def si loolu lañ nekk donc si lañ yaakaar tabax hôpital bi budget mairie mënu ko tabax le stade budget mairie mënu ko tabax donc yooyu yëpp daf ñuy jàppale marché bi jumaa ji gis ngeen ni mu démarré donc ñun liggéey Wakam moo ñu tax a toog fii on attend des résultats Wakam si ay résultats la ñuy xaar donc ñun kenn mënuñu détourner si loolu te mënuloo ko am sans l'aide de l'État amuñu benn espèce u envie nekk di nekk naan way faruñu fee li ñu far daal mooy Wakam lañ faral te Wakam ku ko dimbali ñu dimbali la jàppale la à 100% donc loolu foofu lañ nekk foofu lañ toll donc voilà loolu la am te di encore une fois di leen masawu coono di leen ballu ak si bés bu tedd bi di ñaanal waa Wakam ak waa Sénégal yëpp jàmm ak sutura ak naataange vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant si seetse bi ngeen ñu seetse merci. ñoo ko déggandoo chers téléspectateurs dégg ngeen kàddu yi nga xam ne nii jàllale na ko muy maire bu disponible maire bu humble bu sociable tey jii boo xoolee sonn na bu nga gisee sax mais monsieur le maire loolu aussi bëggoon naa la ko laaj dañu gis benn maire bu wàccee boppam bu disponible nga julli ba pare bàyyi sa oto ànd ak say nit di dox ku nekk nga jox ko loo ko di ko baalu ak lan mooy secret maire bi ba moom daal dafa open boo ko owee jot ko il est disponible boo demee bureau mu recevoir la lan mooy secret bi. mais du secret mais maire pour man ku nekk ni nga concevoir sa àddina la man noonu laa mas a mel bëgguma ñu changer ma masuma nekk c'est pas parce que dama nekk maire wala da nga nekk président wala da nga nekk ministre nit ki noonu ni nga mel noonu nga mel du secret maire wala lii man je pense que je suis à la disposition des populations ñoo ma fi teg dans la mesure du possible boo ma nee nekk ak nit ñi moom moo ma gën a su ma mënoon toog ku nekk toog foofu naan ataaya ba loolu dem match ba seetaan loolu moom mooy sama vie quoi mais damay liggéey dama am sama société di liggéey actuellement nag sama liggéey foofu sooxe na parce que gis nañ ma gis mais quand même jël naa ay dispositions ba nga xam ne affaire yaa ngi dox mais sans man parce que bu ma voyager wala on ne sait jamais ma feebar mais société bi di continuer dox donc et puis avec les nouvelles technologies internet bi fii les mails et puis chaque fois ak WhatsApp yi yooyu yëpp maa ngi gis photo yi maa ngi gis ay devis maa ngi donc ça va yàlla baax na donc pour répondre à ta question bon nit ki ku nekk diñ la yare rek parce que tamit doo ñëw parce que da nga nekk maire changer sa numéro téléphone wala lii yooyu moom xalaatuma ko franchement su ma mënee répondre nit ñi man le plus amul nit ku nekk dans la société am nga looy jouer même borom taabalu jaaykatu gerte wala kii di jaay ay meubles wala kii di jaay ay télévision ñëpp ils ont le même respect boobu laa leen jox te cër boobu lañ ma jox aussi donc loolu moo tax tey jeunes yi am mag ñi ñoom ñëpp dama leen war respecté parce que koo respecté mu respecté la
donc respect boobu da moom laa bëgg mu law si Wakam nit ñi bu ñu respectante rek et puis bon pas yërëmante mais au moins jox cër nit dafa am solo te loolu valeur yooyu ñun moom la ñu yare valeur yooyu nag lañ bëgg a continuer nampal xale yi parce que am na xale yu bari yoo xam ne bu ma gisee Aziz Gueye bon du ñu ma tonton mais je vois affectueusement lañ ma koy wax donc ñooñu il faut que ñu am ay valeurs yu ñu leen bàyyil te valeurs yooyu du koo xam ne day dugg ci oto duñ la gis duñ la xam c'est pas très très classe quoi donc man je pense que tey il faut que humilité boobu ba bu ma ko gënoon mën a yokk sax ma gën ko yokk di wàccee sama bopp dem seetu ku nekk sa kër li nga mën nga def ko nga defal ko quoi je pense que loolu mooy wax ji mais du amul benn espèce de secret question nit ki ni nga mel rek la quoi waaw ni nga mel. yaa ngi wax affaire de valeur tey ku ne dégg na imam Babou discours am bi nga xam ne def na ko mooy nañu bennoo nañu dimbalante nañu yërëmante si loolu nga ñëwaat ba tey yaa ngi ci kàddu yooyu noonu yow ci ngay prôné tey ana ban message xam naa ne sonn nga ñu ngi lay xaar ñu bàyyi la nga def sa dernier message ak tey nan nga jàngatee xutba boobu noonu nga xam ne def na ko ci nañu yërëmante nañu dimbalante nañu suturaalante. alors imam Babou li mu wax dafa am solo trop mooy li ma doon wax sànq sax ci respect parce que nit ku nekk bu joxee sa morom cër rek. duñu sonn. wax na ci wàllum jigéen ñi toppatoo bi wàllum jànq yi maanaam comportement yi nga xam ne nii am nañ ko ci seen ay biir kër di leen beddi ak yooyu ak wàllum xawinte sutura aussi ñàkk dimbalante bi aussi. waaw en tout cas daf ko tënk mais li am importance mooy savoir vivre boobu daal la wax ne ñu gën ci bàyyi xel et nit ñi buñ ko defee rek ku nekk xalaat sa morom. je pense que àddina Wakam dina gën a jëm kanam bañ a respectante surtout respect bi c'est extrêmement important ku nekk booy def rek nga xalaat sa morom mu bañ am trop de distance entre même bindaan meex patron beex employé am yooyu yëpp daf ko tënk donc waxatuma laax nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Wakam ñun ñëpp ñoo bokk ku nekk da nga am benn fonction boo yor boo xam ne nit ñi ñoo la ko cërale parce que c'est pas parce que yaa leen gën a intelligent wala yaa leen dàq jàng wala dara mais au moins cër bu ñu la jox rek la cër boo xam ne da nga koy doxal pendant un certain temps keneen ñëw doxal ko et puis ñu avancer donc loolu la xam ne bu ñu ko respecté ku nekk xam ne yow rek moom la Wakam da nga ko bokk ak ay nit donc chaque fois dafa naan ku lekk ba pare na nga defar bool bi pour que ñeneen ñëw mën na lekk donc chaque fois si imam Babou laa déggee loolu aussi il faut que ñun ñi fi nekk nii actuellement nañ defar rek moo ñu tax a jóg lu ñuy def dañuy jiital Wakam boo jiitalee Wakam rek doo sonn ba pare jéem a fàtte sa bopp tuuti parce que boo ñëwee cër yëpp nga jël ko ak moo ko loolu tamit baaxul te loolu lañ jàng si moom. donc tey dafa ne ñu jéem a xool nu ñuy def ba nekk benn ba liggéey ensemble pour am ay résultats parce que liggéey bi yëpp am résultat moo ko sabab donc tey loolu lañu war a teg suñu xel man sama problème yëpp mooy Wakam amee résultat bu ñu génnee dans 2 ans ñu ne au moins am na lan lu ñu réaliser mais bu ñu ñëwee réaliser daa toog di wax rek. amul sens quoi chaque fois nekk en éternelle campagne wala kii mais campagne foog kenn gagné keneen bañ a gagné mais boo gagnéwul après nga ne bon garaawul léegi nit ñi continuer liggéey mais duñ nekk nag si affaire boobu pendant tout le temps loolu moom kenn du ko accepter donc il faut que ñu xam ne équipe lañ dañ def tout ñëpp mënuñu liggéeyandoo nag il faut que mu am ñenn ñu bàyyi ñenn ñu liggéey pendant quelque temps après xaar résultat mais pas loo sumba rek ñu commencé ko politiser parce que ñii fii lañ far rek loo defar baaxul loolu mooy problème donc il faut que ñu bàyyi xel ci loolu bu baax et puis maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp et puis Wakam vraiment maa ngi leen di delloo ñoom ñëpp seen njukkal et puis ku nekk di la jox sa wàccuwaay vraiment jërëjëf. yooyu ñoo ko déggandoo kàddu yi am na solo muy monsieur le maire monsieur Abdoul Aziz Gueye li ma koy waxee rek un homme respectueux
humble disponible surtout ñu koy ñaanal yàlla yan bi woyof ci kawam te lépp li nga xam ne ni su mëna ko naar ko ndax Wakaam rek tax yàlla na ko suñu borom defal bi jaay Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam vieux du ñàkk téléspectateur dañ leen di jox dig daje ñu demaat seeti ji ñeneen kilifa yi en attendant ñu ñëwaat seen plateau.